Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer. نعونك يا معين وبك نستعين لقن لساني واحلل منه العقد وجعله ذاكرا وشاكرا أبد bokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ànd ak ñun ci seen site bi di Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu àq di leen ko baal di am mbégte mu rëy nag tey ji am invité spécial boo xamante ni ñu bëri ràññee nañu ko ci taxawaayam bu am solo ci dëkk bi waaye rek rawatina ci ay kàddoom yi nga xamante ni mi ngi koy jëmale ci ndaw ñi safoo ko lool waaye itam di ko sagoo ñun ñi itam ñu bokk ci ñi koy sagoo di ko ñaanal yàlla suñu borom sàmmal ñu ko bu baax a baax ndax ay kemam soxla nañu ko lool ci réew mi ndax message yi nga xamante ni ñi ngi koy porté jëmale ko ci jeunesse bi dafa doon message yu am solo maa ngi ànd ak waxtaan wi nag suñ Cheikh Sylla Talib nga présenté ñu suñu gan gi nga xamante ni moom la ñu fas yéene ànd ci ak moom ci biir waxtaan wi ak ci tomb waxtaan yu am solo nag yi nga xamante ni moom la ñu nam am ak moom bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi nga xamee ne ñoo safoo di topp ak di bàyyi xel seen site bii di Rafah TV noo ngi leen di nuyu te di leen ziare di la fay nuyu Serigne Abdoul Ahad waaye di nuyu Serigne Pape ni nga ko waxee rek li arab di wax naan xaniyun ani taarif koo xam ne doy na sëkk ci xamle ko ndax ab taxawaayam bu fees bu mu am taxawaay bu fees nag bëri na ñu koy am lool waaye amine mooy wuute moom nag mu am ko ci côté bu positif bi tax ndaw ñuy dëgmal ko sawar ci du mën a ndaw ñi waaye Sénégal yi yëpp dëgmal ci di ko bàyyi xel di diglu ay kàddoom ngir mu leen di jariñ kon daanaka loolu rek doy na sëkk ci xamle ko dañuy profité rek ngir xataayu waxtu yu bàyyi ko mu nuyoo ak ñi nga xamee ne ñoo koy seetaan sëñ Pape ñoo ngi leen nuyu di la dalal ci dëkk bu sell bi nga xam ne sa dëkk la ni caajaay di la nuyu bu baax Cheikh Talib di nuyu sëñ Cheikh Sylla di nuyu sëñ Moutala ak mbokku téléspectateur yëpp yi ñuy topp ci Rafah TV kontaan lool tamit ci canal bii mu jaar tey fi ñu waxe waaye kontaan lool ci dëkk bi fii nga xamante ni fi la suñu borom dogal ñu amale jotaay bi ak waxtaan bi di leen gërëm bu baax nag di leen sant bu baax ci liggéey bi nga xamante ni yéen a ngi koy def àdduna Sénégal yëpp di ko rafetlu waaye fépp sénégalais nekkit di ko rafetlu ñu am ci ay cant yu bari ndax li ngeen ne moom la ñuy fas yéene waxtaane muy ndaw ñi yéen ay ndaw ngeen waaye ba ngeen nekkee ndaw tamit dafa am benn mag boo xamante ni dafa inspiré seen action mu tabbi ci seen xel ngeen xalaat ko mu tabbi ci seen xol ngeen bëgg ko ba mu feeñ ci seen cër ngeen jëf ko jëmmal ko kooku mooy Cheikh Ahmadou Rafah yi mu nekk un leadership éclairé boo xamante daf ko am di ko taxawee di ko doxee ba ngeen naw ko xëy na bëgg a mel ni moom bëgg a jaar ci yoon wi mu jaar ak joxoñam ngeen bëgg a dox tànk yu dëgër jëm ci donc loolu dafa bari ay mbir yu ci feeñ yoo xamante ni daanaka ñun ñëpp ngeen ko defal ndaw ñëpp li ngeen def nii ndaw ñëpp ngeen ko defal yàlla xam na ko mu nekk liggéey bu am solo ñu gis passion bi ngeen ci àndal ak enthousiasme bi di leen ci gërëm bu baax di sant bu baax di santat suñu borom bu baax a baax ci jotaay bi nga xamante ni fas yéene nañ ko am. ok jërëjëf Pape Djibril Fall xam ngeen ko ni ko Cheikh Sylla Talib waxee léegi rek di ko xamante ni xaniyun ani taarif la ku doy sëkk ci ñu waleef ñu koy xamle fii ci réew mi xam naa daal di jublu rek ci li nga xamante ni war nañ ko séq ak moom ci lu gàtt rek dañu gis ne ndaw yi réew mi ndaw yi Sénégal soxla nañu lool ku leen di wettali ay mag waaye soxla nañu lool itam ku leen di taxawu ndax ndaw lañ yoo xamante ni yu jar a taxawu lañu yu jar a wettali itam la ndaw yoo xamante ni majeure partie bi boo ci xoolee da ngay gis ne ndaw yu bëgg seen avenir u dëkk la Pape Djibril Fall nan lay gisee ndaw yi Sénégal ci jamono yi nga xam ne ci lañ toll par rapport ak jamono yu weesu woon. xam nga jamono moom moo xaw a jaxasoo am melokaan yàlla nag dogal ñun réewum ndaw la ñu nekk réew mi réewu ndaw la su ma ko waxee ci statistique laa koy teg ay chiffres téeméer boo jël tey juróom-benn fukk yi ñaar fukki at la ñuy am téeméer boo jël juróom-ñaar fukki yi 70% fanweeri at ak juróom la ñuy am kon réewu ndaw la ñu am su boobaa nag dafay laaj liggéey bu rëy a rëy boo xamante ni ñëpp a ciy jàpp ndax ay ndaw kese soo leen bàyyee ñu dem musibaam ndax mag ñi
ittewoo nañu ay ndaw yoo xamante ni dinañ leen gunge dalal seen xel ci ne liggéey bi ngeen tàmbali ñun dinañ ko eggali mooy li may wax li ma tuddee transmission. waaw moo tax damay wax jamono bu nekk ne bokkuma ci ñi nga xamante ni dañu gëm alternance générationnelle dama bokk ci ñi nga xam dañoo gëm solidarité générationnelle. waaw mooy nan la ñuy def ba xale bi ak xam-xamam ak dooleem ak bëggam nan lay def ba fekk ci kanamam mag boo xamante ni dina am expérience dina am sagesse bi dina am dal gi dina am jaar-jaar bi suffisamment pour mën koo wax tegal fii sa tànk bu ko teg fii teg ko fële. léegi nag à partir de ce moment là dañuy xool ñu nan la ñuy jëriñoo ndaw ñooñu sunu réew ci foofu la am jafe-jafe fi mu am jafe-jafe mooy boobu ba tey ndaw ñi dañ leen xool rek comme benn charge di ko jooytu ndaw ñi sa réew bu dee ndaw ñaa fa tawfeex la ci yow bu fekkee ne da nga am ay objectif de développement tawfeex bu rëy la da nga cee war a sant suñu borom mais il faut que ñu d'accord ci ndax dañ koy def charge di ko jooy di ko naqarlu wala ndax dañuy ciy defal taxaw seetlu boo xam dañ naan kat ñun am nañu chance bu mag par rapport ak objectif de développement yi nga xamante ni am nañ ko ndax charge la wala ndax chance la yow mi nekk ci sa kër am njaboot yor ay tool war leen a bay yàlla jox la ay ndaw yooyu charge la wala chance la tawfeex la ñun yàlla suñu borom tawfeex boobu la ñu defal léegi nag bu ñu ndaw ña du doy il faut que nag mu am le défi de la formation maanaam foog ñu jàngal leen foog ñu tàggat leen ci bëgg seen réew foog ñu tàggat leen ci temps la gestion du temps mooy waxtu ban rapport le jeune sénégalais bi am ak waxtu ban rapport le jeune sénégalais bi am ak travail liggéey ban rapport la am avec ak li nga xamante ni moom mooy réewam ban rapport la am ak diineem ban rapport la am ak ay magu réewam yi nga xamante ni moom moo tax tey jii mu man fi nekk lan la ko magi réewam teggeel ci coono ak moom lan la fas yéene teggeel ci coono ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy wutu ëllëg waaw donc loolu ay challenge la yu mag yoo xamante ni dañ ci def ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon nag ñoom tey jii ñoo ngi jëm ni ci nisfu Shaaban war a fàttaliku ki nga xamante ni moom mooy borom daaru Cheikh Ibrahima Fati mais boo ko jëlee moom bi nga xamante ni Serigne Touba nga koy yónni muy fekki gouverneur boobu ci ndaw la tolloon te il avait suffisamment les moyens intellectuels et moraux pour négocier Serigne bi. Presque 30 ans. loolu du lu ndaw de waaw du lu ndaw de ndax ba muy dem ma ngay fekki ku am doole nguuru àdduna ma ngay fekki ku am privilège ma ngay fekki ku am alal àdduna ma ngay fekki ku am tur ma ngay fekki ku am loo mën a bëgg maam yor na ko ci àdduna léegi nag kii di dem di négocier te wóor na ko ne waxtaan bi muy waxtaanee ak moom duñu ko fa ger wóor na ko fa ne duñu ko fa moo tax dafa doxee sax mat gu doy waar ndax sëñ Bachiroo ngi nettali ci Minanu Baaxil Xadim ne ba mu demee nee na mu gis seetlu ne buy wax ak gouverneur bi ki koy interpréter maam Thierno nee na su ma waxee jàmm gis gouverneur bi mel ni dafay kii ndekete interprète bi mooy wax leneen lu dul lu wuuteeg li maam Thierno di wax maam Thierno ci communication non verbale gouverneur bi communication non verbale ci la xamee ne lii ci la njortu ne li muy wax interprète bi waxu ko mu daal di génn daal di dem seeti ko tudd Parnaan Jaw ci Ndar daal di koy woo ne ko damaa bëgg nga gunge ma ci gouverneur ndax damaa tuumaal ki ma doon interprète ne li ma ko wax loo waxu ko Parnaan Jaw ñëw wax ko gouverneur bi daal ne bu dee noonu la nañu ko reprendre ñu reprendre ko et effectivement ndekete interprète bi li mu doon wax loolu amul intelligence boobu waaw donc may wax ne bu ngeen xoolee borom daaru jeune âge ci Zahir ci la ko sëriñ bi investir mission bu màgge noonu bu rëyee noonu boo xoolee tamit kii nga xamante ni moom mooy sëñ Modou Moustapha bi fi sëriñ bi jógee bàyyi ko fi ci Zahir mu jiite yoon wi engagé aussi liggéey yu mag damay wax ne sëriñ bi muy dem lim fi bàyyi moom moo tës sunu état yi booba ba tey pour ñu def ko mooy un capital humain de qualité mooy waajal nit ci biir ak ci biti ba nga xam ne
lii mën a tënk doomu aadama yëpp ba li tax ci liñ koy xaar du ko mën a def loolu dina mën a def face à loolu dina ko mën a jàmmarloo ak moom ba li mu war a def dëgg mu def ko te boo xoolee sëñ Modou Moustapha loolu la def nekk ci ànd ci ak ñim ci war a àndal utiliser compétence yoon wi ba nga xamante ni projet yi nga xamante ni yëpp sëriñ bi bàyyi woon na ko fi naal yi mu am ci loo xamante ni lu kawe njort la waaw ndax dalay leeral rek chantier bi ni mu tolloon ndax keroog ba mu génnee ci négociation ak tubaab bi pour jumaa ji autorisation construction bi dafa wax ne tubaab bi jox na ma jumaa xañ ma jumaa ndax tubaab bi condition yi mu ci boole jàpp na ne africain wala nit ku ñuul waru ko mën a matal ndaxte on venait de sortir d'une crise c'était la crise des années 30 donc crise bi am na problème la déficit bi ci wàllu compétence ak ressources humaines problème la waaye boobu li nga xamante ni lañ ko bàyyee ci liñ ko tabaxee ci ba mu mat sëkk li mu doon loolu moom moo déterminant loolu mooy éducation bi ma doon wax loolu mooy formation bi léegi nag cause yi ci njàqare bi nga xamante ni xëy na am nañ ko tey bari na bi ci jiitu bokk na ci je pense mooy institution de base bi mooy famille ci kër yi lan moo xew léegi ci kër yi lan moo xew ci kër yi nu ñuy yaree xale bi xam naa foofu sax du ma la dog suñ pap dama la ci sofal laaj boo xam ne moo fii nga jëm ñoo wokk ginnaaw boo ñëwee ci yar bi ni ñuy yare léegi mais suñu ndaw yi ñu am léegi am nañu ay spécialistes lu ñu wuute lu bëri ak yeneen ndaw yi yeneen réew yi loolu bëgg nañ boo ñëwee ci yar bi nga continuer ñëw ci léegi kenn ku ci nekk da nga am sa baaxu maam kenn ku ci nekk da nga am sa identité waaw kenn ku ci nekk da nga am sa identité waaye fi mu ne nii bu ma koy def ci responsabilité bu bëri bu wuute dama naan lan mooy xew ci kër yi ban rôle la yaay ji du jouer ban rôle la papa ji du jouer ñi seq kër gi yëpp ban rôle la ñu am ci xale bi penc mi ban rôle la ci am ak ban responsabilité waaye réew mi nga xamante ni moom moo leen moom nga xamante ni ci moom ngeen bokk réew moomu nan lay gisee xale bi ndax daf ko gisee xale boo xamante ni Samba Ndiaye ak Astou Diop ñoom ñoo ko jur wala ndax daf ko gisee doom koo xamante ni doomu réew mi la te réew mi war na koo mën a jëriñoo nga xamante ni du ko caaxaane daf koy bàyyi xel di ko saytu di ko suivre li ci war yëpp ñu def ko je pense que ne loolu moom mooy yàqu-yàqu yi nga xamante ni des na ci wàllu prise en charge par rapport aux préoccupations de la jeunesse waaw maanaam li nga xamante ni xale bi war na ko soxla dafay des leneen li tamit bokk na ci ni ñuy waxtaanee taarix dafa ma jàpp ne ci la bokk xam nga bu fekkee ne sooy wax da nga naan mag ñi di wax mag ñi lu bëri ki nga xamante ni xale la it day jàpp ne moom balaa war a tekki dara rek day doon mag loolu tamit dafay indi beneen problème. Cheikh Anta rek ku mel ni moom bi ko sëriñ bi jox Daaru Salaam amul fi. mais ñoom ñëpp fi mu ne nii ba ci sëriñ bi ñi nga xamante ni sax ay leeram lañ nekk ay jigéen am na ñoo xam ay dëkk lañu sanc. c'est vrai. te souvent ñi ñuy wax ay mag ñëpp li ñu réalisé bi ñuy nekk ndaw lañ ko tàmbali woon. léegi dama lay wax jëmm yoo xam ay dëkk lañu sanc te yow léegi kër sax taxawal ko mënoo ko te yaa ngi waaw. tey la gën a yomb nuru na ne tey la gën a yomb daf ko nuru waaye ndax xam nga am na loo xamante ni soo ko amee am na loo xam soo ko ñàkkee loo amati amoo dara am na loo xamante ni soo ko ñàkkee nag soo ko amee loo ñàkk da nga koy mën a muñ waaye am na loo xamante ni soo ko amul nag waaw loo am rek day mel ni amoo dara te loolu mooy éducation de base bu solide bu dëgër boo xamante ni dimbali nañ la nga am tawfeex ñu fàttali la li nga xamante ni moom moo la fi indi te loolu jàpp naa ne li ci gën a am solo mooy pour ñu mën ko réussir mooy nit ki ñu fexe yar ko ci taalibe waaw taalibe nag ci sens bu large nga xamante ni rek mooy kooku nga xamante ni jóg na am pas-pasu impacté jëriñ oo ma jëriñu de jëriñee waaw nga xamante ni day am impacté communauté am ndax xam nga sunu borom moom loolu yéen a ma ko gën a xam nga moom ku doylu ci boppam la
xam nga toogul fee ne daf ñuy xaar pour luñ ko indil bu ñu demee lim ñuy laaj mooy lu ngeen fa bàyyi bu naan la jàngal sa téere jëf boobu danaan la lan nga fa bàyyi lan nga fa def waaw nan nga nekke woon sa digganteeg sa bopp nan nga nekke woon sa digganteeg sa wayjur nan nga nekke woon sa digganteeg sa réew nan nga nekke woon sa digganteeg sa dëkkandoo ba nan nga nekke woon sa diggante ak ba ci mala yi nan nga leen doon xoole ba ci gàncax gi nan nga leen alam bi nan nga ko doon xoole waaw donc loolu yëpp la ñuy war a boole tey dimbalee ko xale bi ci mu xam moom ban rapport la am digganteem ak boppam ban rapport la am ndax war naa nekk di jëfandikoo loo xamante ni dina tax ba dem ba boppam dootu ko jëriñ dara yàq boppam ci drogue yàq boppam ci cigarette yàq boppam ci sàngara yàq boppam ci yeneen kon warta yàq boppam nan la ñuy def ba du yàq moroomam nan la ñuy def it ba mu sàmm digganteem ak boroomam digganteem ak boppam digganteem ak moroomam digganteem ak boroomam su ma nee moroomam nag dugal naa ca wayjur ba dugal naa ca dëkkandoo ba dugal naa ca soxna sa wala borom kër ba dugal naa ci fa ngay liggéeyee dugal naa ci nangam dugal naa ci nangam mooy ñi nga xamante ni yéen a bokk penc mi donc yooyu yëpp pour man ay mbir la yoo xamante ni foog ñu koy fàttalante di dim ndax di nga gis li sëñ Sambay doon wax di nga gis léegi ndaw ñi di def loo xamante ni mu ne soo amee xel da nga leen di yërëm soo amul xel da nga leen di mere waaye soo amee xel da nga leen di yërëm mu ne ndax fa ñu war a sujjoote la ñuy sawe waaw mooy mbir yi niñ koy inversé waaw yedd yërëm moo ko gën dafay mel ne mag ñi ñenn ci mag ñi xëy na seen responsabilité ci ndaw ñi dafa des ndax li ci ëpp ci ñoom dañuy fexe ba kër gi na ñoŋ fexe ba kër gi sawara du ko mën a laal fenn waaye du ñu préparer njaboot gi te alxuraan dafa waxoon ne xu anfusakum wa ahlikum naara te bokk na ci ni ñuy préparer xale pour bu ëllëgee bu taxawee ci kanamu boromam rendre responsabilité boobee mooy ñu yar ko yarub diine mooy taalibi gi nga waxoon. dama wax ni du ci bëri parents yi souvent dañuy élever élevage dañuy yar. dañuy xont rek. ak a sang. waaw mais éduqué wuñu éducation amul. mais nag état am na ci responsabilité bu rëy a rëy parce que moom moo waroon na fexe ba école doy école itam wuute kenn ku nekk nga dem ca bala neex waaye bu xale bu génnee ci école bi itam mu fexe ba wutal ko foo xamante ni fa lay daanee dooleem loolu feeñee ci suñu jamono yi ci gannaaw bi xale yi génnee état bi mu génnee lu mu wax dana leen jox xaalis nangam yaakaar ne peut-être xale yi xaalis moo leen yëkkati mais xale yi formation lañ soxla parce que xaalis balaa ëllëg mu jeex nan nga jàngee action boobu na xam ne am na ci diggante état bi ak ndaw ñi mais surtout nag ak seen préparation ni état di jàppee surtout ay ndawam ci bu soxlaa rawatina bu fekkente ne dañoo toll ci année électorale ni ñuy dëgmale ndaw ñi ubbil leen seen i buntu te bu jàllee rek mu mel ne du woon ñoom. xam nga sunu réewu Afrique yi moom lu bëri dañ koy état dafa am foo xamante ni daf fay intervenir waaye pour man am na ci loo xamante ni bàyyi koog état mooy sànq sa askan sànq sa njaboot sunu état yi ñu am dañoo tële lool waaw dañoo tële lool ñoom sax xam nañ ko waaw dañoo tële lool donc am na ci loo xamante ni doo leen ci xaar waaw da nga ciy nekk rek ba nga xamante ni ñoom jot nañu ci buñ ciy jotit fekk yow liggéey bu mag bi def ko te liggéey boobu pour man ci kër gi la waaw gis nga boo jëlee asiatique yi tey dañu ko réussir bu ñu xëyee di jàngi wala ñuy liggéeyi nga gis leen ña nga solu mel ni solu ca Occident ña nga sol seen costume cravate ak yëpp bu ñu delloo seen kër ña nga sol seen kimono ya ak seen karbat ya bu ñuy toog bu ñuy lekk ña nga wërandoo bool ba di lekkandoo yor seen kii yooyu waaw di lekkandoo nga xamante ni loolu liñ ci jublu mooy barab boobu rek barab bu jàngal la barab bu jàngale la waaw barab bu waxtaan la barab bu fàttalente la nga xam fi mu ne nii boo jëlee gone chinois lu mu néew dina la wax empereur yi nga xamante ni succédé nañ dans l'empire du milieu dina la ko wax dina la wax kan mooy boppam donc di nga ko dimbali ci crise identitaire ndax lu bari nit a nga koy def parce que daa réere boppam dafa réere boppam
léegi su réeree boppam leneen li nga xamante ni ñoo ngi ko ci xaarit du ci mën a dimbali du ñu mën a dimbali ci loolu mooy lan mooy nan la ñuy def ba mu xam li ko war ci pénc mi ndax tey jii kenn ku ci nekk yar sa njaboot rek tëju ci sa biir kër du ñu ci génne ndax faaw ñuy jëflante faaw ñuy jëflante ki ngay yor sa kër di ko yar foog nga génne ko ci biti foog mu génn ndaxte yàlla ñu nattoo ñu war a dund ci jëflante waaw te sax am na ci loo xamante ni sax du ndam mooy nga yor nit di ko yar te ñemewoo mu jaxasoo keneen loolu mooy wóolu wooy sab yar waaw waaye bu dee wóolu nga sab yar ki ngay yar soo noppee ci moom fu mu dem day soppi waate waaye kenn du ko soppi waaw parce que noppi nga ci moom am na résilience waaw loolu la ñuy wax résilience am na capacité d'adaptation maanaam fu mu dem li nga xamante ni def nañ ko ci moom buñ ko jëlee woon tey jii Touba yóbbu ko Los Angeles it du tax mu transformé fa mu nekk Touba moom barab ba mu ne moom Touba la koy def moom ci saa si waaw léegi nag corpus de valeur bi nga xamante ni moom lañ lay joxaale mooy taxit doo lor kan fay fekk doo loru doo lore pour man enjeu bi yëpp loolu la nan la ñuy def ba nit ki du loru du lore te kum nekkal jëriñ la te kum nekkal jëriñ la te du la jéem a jëriñoo waaw te du la jéem a jëriñoo waaw te du la jéem a jëriñoo te du la lor. la jeunesse xam naa du ñàkk kàddu yu gàtt rek rawatina ci soxna yi jigéen ñi surtout ci contexte bi nga xam ne ci lañ toll ñi ngi laam-laamee moo def wala defut wala moom lañ def wala defuñ wala complot la wala du complot mais discours général pour suñu ndaw yi rawatina jigéen ñi ak. ay victimes lañ xam nga boo xoolee ki nga xamante ni dafa am 20 fukki at sunu borom natt ko mu ñàkk waajuram sunu borom natt ko amut lu mu dundee ñu ne dootuñu ko jàngam yàqu na ndax système bi ñu yor aussi système éducatif bi ñu yor du système buy dimbali nit dafa nekk système buy beddi nit waaw gis nga dàq nañ ko la ñuy wax wala ñu ne cartouché na bu dee université dàq nañ la amatuma ci yow benn pexe waaw système bi loolu lay def day xëy xale bi def examen amul ñu ne ko yow da ngaa nulaar système boobu la ñu am da ngaa nulaar amatuñ ci yow pexe ñàkk nga ko te xëy na kooku man tey ji par exemple man suma génération ñi nga xamante ni ñoo ci échoué ñoo nekkoon ñi gën a brillant waaw am nañ ci ñoo xamante ni ñàkk nañ leen te ñooñu gënoon a brillant fuuf waaye ñun xëy na chance bi ñu amoon te ñoom amuñu ko mooy ñun dañoo amoon encadrement ci kër ga te ñoom amuñu ko ndax ñu ci bari ci ñoom dañ ko boole woon jàng bi ak di wutali seen yaay dépense bu ñu wàccee donc loolu moo tax lu bari dañ ko war a xoolaat jàngataat ko waaye jàngat bu yaatu lay laaj waaw moo tax mbir su xewee li ñu war a xool mooy nu ñu def ba mbir mi xew fan la ñu jóge comment est-ce qu'on en est arrivé là parce que fin wu processus lay nekk échec bi yenn saa yi dinañ jiiñ nit ne kii moo échoué fekk ne l'échec est sociétal la responsabilité elle est sociétale waaw parce que responsabilité day gën a yaatu souvent ci fi ñu koy bëgg a tënkee waaw responsabilité day yaatu waaye ñun nag souvent dañuy bëgg a ñëw réduire ko ci benn nit wala benn kii wala benn gox alors que responsabilité bi ñun ñëpp lay nekk mooy ñun sunu réew mi tey lan lañ ci bëgg sunuy ndaw yi lan lañ ci bëgg ndax tey éducation def nañ ko mu nekk priorité jàng xam boo demee ci yeneen réew yi l'éducation est un droit constitutionnel xale bi bu juddee te jàngiwul état bi dafa commettre crime mën nañ ko porter plainte crime. li ngay wax ci éducation ñun éducation bi ñu am ci boobu imaginer xale bi jàng 24 ans nga jàng ko doog di am doctorat par exemple bu fekkee topp na ko ci cycle normal bi 24 ans bu tàmbalee CI ba ni muy amee doctorat su dul loolu ni muy am tàmbalee CI ba ni muy amee bac mi ngi nekk 13 ans te su paree mën nga xale bu génnee am bac boo ko laajee loo xam daanaka du la ko mën a wax loo spécialisé wu du la ko mën a wax para dem université. moo tax si en fait école bi nga am du école sénégalo-sénégalaise c'est l'école de Jules Ferry ca France. moomu ñu école bi daal. dañ ko importer imposer ko tubaab bi lim ci jublu woon rek mooy ñu jàngal ñoo xamante ni liggéey bi mu fi tàmbali woon ci nooteel dina am ñu ko koy mën a wéyalal waaye du woon école boo xam bëgg na koo def ngir sa njëriñ yow déedéet.
tubaab bi lépp lu mu def fii du pour sa njëriñ, pour njëriñam la moom, pour lu gën laa mën a jëriñoo. moo tax ñu war ko, moo tax ñëpp xam nañ ko de, ñii yor réew mi ak ñii ñu wut ñëpp xam nañ ko. Def nañ fi ay assises de l'éducation ba tey, def nañ fi réforme de l'enseignement ba tey, def nañ fi lu ne, waaye amaguñu école bi nga xamante ni moom moo dëppoo ak sunu aada ak sunu cosaan, waaye moo dëppoo ak sunu ngëm, waaw loolu dafa des a des ba tey. waaw dafa des ba tey mooy xale bi nii nga xam ne noonu lañ koy waajale ba pare. D'accord naa ak yow, on perd beaucoup de temps. tey jii boo jëlee CI CP wax dëgg fa yàlla daanaka même chose ngay jàng, nga ñu téyewaat la C1 C2 nga ñëwaat CM1 CM2 6e 5e. man xam naa xale boo xamante ni fii ci Touba la jànge, xam naa ko bu baax. alquran la jàng ba wàcc, di jàngale, di liifantu ba def entrée en 6e, moo jàngal boppam. admis am entrée en 6e, def BFM. bi mu defee 6e daal di ne lii dafa yomb, def BFM admis, def bac, dem université Gaston Berger. bi mu demee université Gaston Berger première année la créer entreprise buy recruter 40 personnes. première année. waaw première année dinaa leen booleeg moom, xam naa ngeen interviewé ko. waaye daanaka dafa def une révolution ci sunu wàllu système bi nga xamante ni moom la ñu am. waaw. am na sax ay écoles yoo xam ne fii nii bu ñu jàngalee xale ba mokkal primaire cycle primaire bi ñetti at lañ koy def. dañuy cumuler CI CP C1 C2 CM1 CM2 nga xam ne ñetti at. xam nga réew yi xam nga réew yëpp li ñu rawante loolu la. xam nga tey jii boo jëlee am na réew yu bëri yoo xamante ni amuñu ressource naturelle yu bëri. lenn rek la ñu comprendre mooy que ressource boo mën di am te amoo un capital humain de qualité, ressource bi du la jëriñ dara. waaw ressource bi da lay jëriñ dara. capital humain de qualité, ay nit yoo xamante ni mën nañoo tey jii ñoo ngi wax pétrole ak gaz Sénégal, d'accord. pétrole ak gaz moo ngi am, waaye bu ñu jàpp ne ñoo ngi doog a am ressource. amoon nañ or, am na ba tey Sabodola, ndawi Kédougou, ndawi Sabodola tey boo demee ci immigration clandestine bi fekk leen ci. kan moo ñee ndawi Kédougou, kan moo ñee ndawi Sabodola tey boo demee Diogo am nañ phosphate, am nañ zircon. kan moo ñee seeni ndaw, ñoo gën a sonn ñëpp, ñoo gën a sonn. gis nga fii ñu wax ne gazu Gadianga bi, gis ngeen Gadianga ni mel. waaw te ñun muy man muy yow muy keneen ñoo ngi doog a yëg ne gaz a ngi ci am ci réew mi. waaw te gis nga dëkk ba na mu demee. waaw mi ngi signalé suñu Pape te ku mel ni yow édition spéciale la waroon a doon. édition spéciale parce que li ngay wax lépp njariñ la loo xam ne day delluwaat ci ñun jeunesse yi. ñun ndaw ñi. pour mu mën ñoo jariñ. kon dañ koy leb rek li naan loo xam ne lu jiw a jeexul jugu fa la. te yow comme ñoo bokk yëf yi. yaakaar nañ ne incha allah dañ amaat yeneen jotaay yu gën a yaatu. waaye daal lenn rek muy message boo xam ne maa ngi koy lancé muy ñun dañoo soxlawaat ay repères, dañoo soxlawaat ay royuwaay. surtout kon buñ ci amee lu néew rek. nañ ko jàpp ak suñu fukki loxo. ak bu mu mën di doon nag bu mu mën di doon royuwaay bu mu mën di doon rek dañ ko jàpp. bi ci topp yi muy Sëñ Pape ñun suñ ndawi Sénégal yi dañoo xaw a yuqat. dañoo xaw a dàcc dañoo xaw a tàyyeel parce que dañuy am ci nit yaakaar moo xam ci waa fànn goo dem ci biir réew mi ñu dem ba ci yàgg rek gis kooko jekki-jekki xëy woon leen gannaaw ku ne jekki-jekki woon la gannaaw nga amoon ci moom yaakaar day damm sa moral day damm ci yow lu bëri yow na nga bokk ci ñi nga xamee ne ñi ngi leen di xool ñi ngi leen di bàyyi xel ñi ngi leen di séntu ñi ngi ñaan suñu borom mu musal la ba bët bi ñu lay xoolee saa su nekk rek ñu la fay gis te mu gën a yokku te mu gën a jëf incha allah ñu ngi ciy bëgg bu baax a baax loolu am na solo mais dafa am benn njuumte bu ci am souvent tamit mooy da nga wax ne léegi dañuy am ay modèle ñu toog ba ci yàgg dootu ñu leen gis nga réew mi ñooy gis nga saa bu ñu fësalee kenn ne def ko modèle fukk ngi ci wet gi te ay modèle lañ waaye duñu leen fësal waaw dëkk bi ñu ne Sénégal ay nit yu jàmbaare ko dëkke ay médias yi dañ ci am responsabilité bu mag médias yi dañ ci am responsabilité bu mag ndax ñooy jël kenn nit rek mel ni kii rek a am imposer ko nit ñi mu sonal nit ñi wit kooku bés bu demee day bàyyi vide effectivement waaye ay jàmbaar ñoom ñoo fi ne ay borom xam-xam ñoom ñoo fi ne ñu bëgg réew mi ñoo fi ne waaw te ñooñu bëgg réew mi du lu bees du luy doog a am
ñi ñu am ñu yàgg bëgg réew mi lañ ñu yàgg baax lañ waaye nag xëy na souvent du ñu am suffisamment un terrain d'expression boo xamante ni dinañ ko am médias yi aussi malheureusement dañuy wër quelqu'un qui fait vendre un bon client koo xamante ni surtout avec les médias sociaux clics yi dina bëri vues yi dina bëri mais loolu aussi beneen liggéey la boo xam yéen da ngeen ci am responsabilité waaw parce que xëy na médias sociaux ngeen waaye yéen dafa am leneen loo xamante ni moom mooy fondé seen liggéey mooy li ngeen ciy wut waaw muy yéen wutu leen ci lu ngeen am yéen da ngeen ciy liggéeyal seen borom loolu tam dafa am solo waaw yàlla na leen ci yàlla gën a dëgëral defal ñu sutura ñun ñëpp. bëgg nañ lool. jërëjëf waaw jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf sëñ Pape Djibril Fall vraiment amati nañ mbégte mu rëy rëy yàgg nañ koo am sax ci yow ndax saa buñ la séenee dañ naan nañ taxaw Pape Djibril mooy wax émission yi ngay tourné ci télévision yi di ko def itam feneen ak feneen fu ci nekk rek ñu ngi la ciy bàyyi xel bu baax waa parce que tam da nga leen a jeunesse bi da nga leen a amal njariñ dañuy gis seen bopp ci yow kon donc dañ lay ñaanal yàlla lafal la cat fa yam ko su fil ardi incha allah kon su ko defee yàlla na yàlla defal la ak yàgg ak ku yegg ndax ndaw nga te ndaw ak yegg da cee baax waaye defal la itam ak yokk xam-xam bi yàlla na gën a yokk espoir bi itam yàlla ba ko yàlla tas yàlla na gën a continuer saa su nekk rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun ci seen site bi di Rafah TV ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje beneen yoon ci lu gën a yaatu incha allah ci ñu mel ni moom mi ak ñu mel ni itam ñeneen parce que bëri nañu ci réew mi bëri nañu lool ci dëkk bi sëñ Cheikh Sylla Talib ñu ngi lay sant di la jaajëfal bu baax a baax jërëjëf Mourtada Fall moo nekkoon ci technique bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer